asalaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci seen teewlu. waaw dégg naa laaj bi dëgg la commission parlementaire bokk na ci li nga xam ne ay jumtuwaay la yoo xam ne ci réew bu amee assemblée war nañu mën de temps en temps saa bu ko laajee ñu constituer ko sas ko liggéey ne ko na enquête wante ci fii ñu toll ni li dafa am lu ci xaw a doy waar tuuti dossier bu commission parlementaire defee enquête am ba noppi daf koy jébbal procureur de la république te dossier bi tax ngeen di ma laaj mooy dossier la boo xamante ne bi mi ngi déjà ci kaw bureau procureur d'après li nga xam ne moom la Ousmane Sonko wax nee na dafa porter plainte yàgg na ci procureur porter plainte ci IGE porter plainte itam ci OFNAC déglu na ko procureur woowagu ko IGE xëy na mu ngay def liggéeyam wante boobaak léegi lu mat juróom benn weer kenn waxu si li ci doy waar rek mooy ñu toll fi mu ne nii nag ci jëm ci wàllu élection te ñëpp xam ne kii ñuy tudd muy Ousmane Sonko te mu yëkkate woon wax ji fii ñu toll nii tembe bokk na ci juróomi candidat yi nga xam ne war na noo dem jongante ngir seet sénégalais yi ba xam dinañ leen wóolu dénk leen réew mi pour juróomi at yii di ñëw doy na waar lool bi nga xamante ne bii juróom benni weer ci ginnaaw kenn waxul woon ci wax ji dara commission parlementaire mënoon naa am bi mu yëkkati wax ci ak tey yàgg na kenn waxu ci dara wante ñu xaar ba nga xam ni li ñu doon tuddee ay parrainage wut nañ ko xale bi bokk ci ñi wuti woon parrainage yi sunu borom dimbali ko ba mu fexe ba jéggi li nga xam ne doonoon na jafe-jafe pour bañ koo tuddee siraat mu bokk ci ñi nga xam ne sunu borom dimbali na ko moom ak i xaritam ba ñu jéggi jafe-jafe boobu ba nga xam ne tey ji bokk na encore une fois ci juróom ñi nga xam ne ñoo nar a jongante pour réew mi ñuy doog a yëkkati xalaatu sas commission parlementaire ngir mu enquête ko li may wax de mooy Ousmane Sonko day gëmuma ne dina am jot ngir ñëw wuyu ji ci commission parlementaire boo xam ne ña ko nar a àtte bokk na ci ñoom ñaar fukki député astafurla téeméeri député ak ñaar fukk ak juróom-benn yoo xam ne danoo ànd ak kenn ci ay jamaaleen gëmuma ne ñii ñaar fukki député yooyu ak juróom-benn te ñëpp gis seen taxawaay ci biir assemblée nga xam ne ak lu mën a xew daanaka dañuy àndandoo ñoom ñëpp di yëkkateendoo loxo pour amal lenn wala pour di gàntal lenn gëmuma ne ñooñu dinañu may Ousmane Sonko benn bunt pour buñ ko mën a àttee ci dëgg-dëgg àtte boo xam ne dinañ ko teg ci yoon danoo jeng moo tax wax ji pour leeral ko mënuñoo jubal parce que danoo jeng liy firnde bi mooy vidéo bi ngeen ma yónnee léegi ma gis ko te gisoon naa ko déjà biñ koy njëkk a teg muy président groupe parlementaire bi li mu wax dafa ni commission parlementaire buñ ko tegee normalement juróom benni weer la ñu liggéey mën nañu liggéey bu gaaw jeexal ko fii ak ñaari weer lan mooy waral ñuy liggéey bu gaaw jeexal ko fii ak ñaari weer lu fiy xew ay élection moo fiy xew kon dafa mel ni li fi xewoon France ci Fillon moom la ñuy bëgg a copier ci Sénégal mais da ngay xool fi ñu jaar Fillon musul porter plainte Sénégal nag kële ñuy tudd muy Ousmane Sonko bi dafa porter plainte jébbal ay documents ñu ngi ñu naan dafa newoon 94 milliards ba pare mu ne 46 la ñu génnee te kii nga xam ne moom la tuumaaloon kooku nee na ñetti milliards ak ñeenti téeméeri millions ak juróom fukk la ñu génnee muy 3 milliards 445 millions loolu rek la ñu jot a génnee 3 milliards 445 millions sañ nañ ko rekkal ci dëkk bu ndóol bu metti ni Sénégal xanaa dañuy fàtte ne Khalifa Ababacar Sall mi ngi ci kaso bi te li ko fa téye 1 milliard 300 millions la yoo xam ne moo koy yóbbee lii ñu nangu mandat wu meeram ci loxam nga xam ne waa Ndakaaru ko faloon
ndax 1,3 milliard ñu nangu mandat wu député am te sénégalais yee ko faloon ndax 1,3 milliard ñu tere koo nekk candidat à la présidence de la république ndax 1,3 milliard léegi nag ñu bëgg ñoo ne 3,445 milliards rek te di fàtte ne loolu mat na ñaari yoon lële tax ñu téye Khalifa Sall dindi meeru ndomba tànku meeram dindi ndomba tànku député am tere koo nekk candidat pour doon président de la république xanaa nag nit ki ñun am nañu xel ñun lu ñu bëgg dañoo bëgg dëkkal bàyyi réew mi mu ne ci fitna kese fitna jii ñuy dund fu mu ne nii xëccoo beeg pëccëxoo bi am fi ñu toll nii tey ndax mbiru parrainage bi xañ ay kilifa yu day ni ku demee ni Papa Diop am par exemple lu weesu junniy élus locaux nga sañ a taxaw ne kooku mënul am parrainage ku demee ni sunu mag Serigne Mansour Sy Djamil ak dayoom jiite fi woon parti amoon fi ñetti député ci législature ba lay passé bii yoon mu nekkat fi député ci bii législature nga am sañ-sañu ku xam njabootu Seydi Hadj Malick nga am sañ-sañu ne département wu Tivaouane région bi nga xam ne fa la Tivaouane nekk kii mënu faa am 2000 nit yu ko wóolu li gën a jéggi dayoo sax mooy ne juróom-benni fukki nit ak juróom-benn ñoo ko fa jox parrainage xam nga dafa am yoo xam ne xel mënu koo nangu xel nit ku nite mënul nangu yenn wax yi dégg ko nangu ko gis nga commission d'enquête parlementaire bi du dara lu dul lu nar a yee fitna ci dëkk bi boo gisee président assemblée nationale Moustapha Niass di kilifa nanguwul addu ci wax ji bàyyi ay suq di ci wax parce que xam na ne lii jëmul kër te nag li fi nekk comme yëngu-yëngu ak fitna boo xamante ni bii mu ngi dox ci biir réew mi doy na sëkk bu ñu ci kenn leen yokkal leneen li des kay mooy xale bi yëngal na fi ay wax yëkkati na fi ay wax ñu bàyyi sénégalais yi ñu tànn parce que nag wax dëgg yàlla pexe bu ne jéem nañ ko te antuwul léegi nag li si des mooy nañu bàyyi sénégalais yi ba xam dinañ ko wóolu fal ko wala ñu ñàkk koo wóolu ñàkk koo fal waaw mais nag tey jii commission parlementaire bi na procureur yëkkati enquête bi bu ko defee li ciy topp xam nañu naka lay demee bu procureur yëkkatee enquête bi sañ naa demander au ministre de la justice garde des sceaux ne ko dama bëgg nga demandel ma assemblée pour ñu lever immunité parlementaire Ousmane bu ko defee ay nawleem leer nañu ne dinañ ko voté bu boobaa dina doon yoon parce que procureur moo ko demandé dossier ba ma nga ci ay loxoom lu jiitu lii fii ñu toll ni mais tey jii ñëw naan commission parlementaire bi du ñun majorité bi ñoo ko demandé kenn ci opposition moo ko demandé tey la ñuy doog a nangul opposition bi dara musuñu koo nangul lenn ba ci débat bi nga xam ne ñëpp a ko suivre bi ñuy voté loi sur le parrainage Aïssata Tall Sall wax na ba géex demandé na leen ñu ajourner débat bi ñu ajourner vote bi ñu continuer débat ci loolu pour question parrainage bi professeur Issa Sall wax na ci maître Madické Niang wax na ci ba sonn yeneen xale ku demee ni Toussaint Manga ñëw na sax ba xotti projet de loi bi pour wan la ni loolu yëpp ñu gëmm ci seen i gët tey jii dëkk baa ngi bëgg a tàkk ndax seen jëf ju bon joojule ba pare ñu bëgg ñu ci yokkal encore leneen seen commission parlementaire bi daal gëm naa ne président Moustapha Niass du ci jàpp yeneen kilifa yi ne ci majorité bi xam nañu bu baax a baax impactu une telle décision yaakaar naa ne seen dayoo ak seen mat dina tax ba ñu peser de tout leur poids pour lii bañ a am parce que lii yóbbuwuñu fenn lu dul yee fitna li nga xam ne nag procureur daal encore une fois bu fekkente ne dañoo bëgg a leeral procureur bi nga xam ne moo yoroon dossier bi moom na continuer l'enquête am bu soxlaa Ousmane xam na fu muy jaar bu demander à son ministre de la justice garde des sceaux loolu yoolu la yo wax ne ko daf ko soxla bu boobaa kooku dina bind assemblée am na sañ-sañu woo Ousmane pour lever immunité parlementaire loolu lever immunité parlementaire am loolu vote lay doon bu ko defee buñ ci paree mën nañu dem defi seen enquête woo ko déglu ko normalement wante tey de gisuma benn yoon ban intérêt la am moom Ousmane nan day wuy si ay nattango yoo xam ne joxuñu la sa dayoo nangooluñu la sa gëdd waaw tey jii gisuñu ne seen kilifa mooy sa jamaale ci ndogalu yàlla ci maanaam utu place u njiitu réew mi nañ la ko nangul yàllaa ko dogal nag nga dem ci wuti
bu la sénégalais wóoloo jox la alhamdulilah buñ la wóoluwul nga dellu si ak ñoom continuer seen liggéeyu parlementaire buñ la woowaatee nag nga dem wuyu ji ñu àttee li nga xam ne mooy lii parce que nag xaalis bi dafa bëri wax ji dafa bëri ci yoon ci droit dañu naan l'aveu est la mère des preuves maanaam bu nit ki nangoo ne nangam am na fii li ci am mooy kii Ousmane di tuumaal ci wax ji mais nangu na ne xaalis génn na li génn mu tolloog la mu tudd ak mu ñàkk tolloog la mu tudd ba tey dara génn na kon boog ak la mu doon wax lii waxu waay ji dëggal na ko kon boog bu boobaa na mu kii mu doon tuumaal bu dee dëgg-dëgg lii rek moo fa génn na addu na dem porter plainte bu porter plainte ba nga xam ne kii dinañ ko woo procédure bi xam nañ ko procureur dina saisir ministre de la justice saisir assemblée boobu démarche pour ñu lever immunité parlementaire am mooy démarche bi nga xamante ni bi kenn du ne c'est une démarche politicienne loolu dina doon dëgg dana doon yoon bu boobaa Ousmane du am benn lay pour bañ a wuyu ji assemblée nationale donte ne ci campagne la nekk dina dem wuyu ji mais ay commission parlementaire bu ñu sos tey pour mu def liggéey boo xam ne da koy jox procureur alors que procureur a nga dossier déjà gisuma njariñam benn yoon lu dul rek wone ak péete ak parparloo boo xamante ni bi fitna kese la nar a yee ci dëkk bi te kenn soxlawul lool fitna ngay nelaw sunu boroom rëbb na ku ko yee fitna ma ngay nelaw te sunu boroom rëbb na ku ko yee bàyyi leen dëkk bi ci fiñ toll ci ay coono doy na sëkk ñu dem ci élection yi ci jàmm ku yàlla jox réew mi nga jiitee ñu continuer ak ku mën na gañe sénégalais dong lay mën a doon voilà mais nag léegi fi mu nekk nii day man day gisuma fu Ousmane di war a jaar wala dem ci leneen non bu ñu dolli beneen question bii question baax na sëkk jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant ñu yem ci lii pour man daal amul benn yoon njariñ pour mu naan dafay wuy ji commission enquête parlementaire boo xamante ne bii gëm naa ne président Moustapha Niasse du ci jàpp parce que day yokk fitna kese ci dëkk bi te jaru ko ba pare surtout que du principe du bu ñu toppee yoon kese dossier bu nekk ci procureur ba noppi jaratul ngay ut liggéey boo xam ne da nga koy jébbali procureur puisque ay experts yi nga xam ne ñooy féetewoo mbiru enquête police judiciaire bi nga xam ne procureur moo leen di actionné muy ay gendarme ak ay policiers experts en enquête ñoom kay ñu ngi xaar ndigal pour commencer seen liggéey xëy na sax ñu ngi ci luñ ci xam xëy na ñoom ñu ngi ci léegi nga bëgg ne da ngay jox parlement boo xam ne principe yi sax xamuñu ko léegi ñu def liggéey boo xamante ne bi weesu nañ ko kay amatul njëriñ xanaa doo defaat marche arrière ba pare kan mooy jël paaka di ko jox sa jamaale naan ko kaay nangam ma wala di si des ba leer na ne dina la buti fees la teg la nële kon daal lii nañ ko bàyyi teg ko ci suuf du indi dara lu dul fitna te nit ñi doyal nañu sëkk ci ay xeetu yëngu-yëngu ay metti li ñuy ñaan yàlla kay mooy deret bañ fay tuuru nit ñi présenter seen programme askan wi génn voté tànn ku leen neex ci ñoom juróom ñi nga xam ne ñoo qualifié déjà métit wi ñu teg yeneen ñi nga xam ne déposé woon nañu seen dossier xar seen tànku tubay uti ay parrainage ba léegi ñu xañ leen bokk buñ ci bëggee dolliwaat leneen boobule fitna nag ñun am nañu sañ-sañu ne duñu seetaan loolu moo tax ñu di si àddu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm ba beneen yoon incha allah. Kasumai Sane Business Center est une société basée aux États-Unis située à Washington. Kasumai Sane Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sane Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires, technologie et biens de consommation. Kasumai Sane Business Center, téléphone 360 433 54 97. Kasumai Sane Business Center, une autre vision de l'exportation.